na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës nañ am yore faram-fàcce ab accident am biig ci diwaanu Ziguinchor ci biir géej gi lee ñaari gaal yu doon napp ñoom ñoo fa mbëkkante bilan bi nag dis na ndax benn doomu aadama jot na ci ñàkk bakkanam kenn jot ci jëlee ay gaañu-gaañ yu métti ba ñu rawale ko l'hôpital ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam moom lañ ci indi askan wa dëgg ci ñàgga ci Sédhiou nelawatuñu ba yandoor li ko waral nag moo di ñàkkum kaaraange gi ñuy dund ay wuyu gànnaay ba dëgër ñoo fa nekk rek sonal leen witt ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moo tukkee ci kii di Lamine Bayo askan wa dëkk ci Enampor ci Ziguinchor xamatuñu lu dund di saf li ko waral moo di ndox taw moo dikk kon daal di normal seen kër yi lee borom kër yu ci bëri amatuñu fu ñu fanaan ak seen i njaboot situation bu métti moom la ñuy dund jamono ji ba tax sàkku ci kilifa yi ñu wax si lii ci biir xibaar tam daañu ci dellusiwaat ci biir xibaar tamit daañuy waxit ci lu jëm ci tournée yi nga xam ne ni parti politique yi ñu ngi koy amal jamono ji soxal ko ci wàllu mënd mi Bakary Domingo Mané joxe na ci xalaatam loolu tam daañu ci dellusiwaat ba mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. accident am bi ci Ziguinchor ci biir géej gi ñaari gaal yu doon napp ñoom ñoo fa mbëkkante bilan bi nag diis na ndax nee nañu am na kenn koo xam ni jot na cee ñàkk bakkanam am ci kenn koo xam ne nii jot na cee jëlee ay gaañu yu métti ba ñu rawale ko l'hôpital moom waa ji faatu sax nee nañu Mama Jabel la wuyoo mu ngi toll ci ñeent fukki at ñu déglu si Fodé Sène ci seede. démb dañuy am naqar bu métti alors mu nekkoon tiis boo xam ne tiis bu doy waar suñu benn booy bu ñu doon wax Mama Ndiabel ñoo doon liggéey ensemble démb lañ fi jógee dem en mer pêche waaye bañ demee daal biñ ñëwee ci guddi gi ba ay vers 3 heures du matin la ñenn ñi ñëw ne ñu accident moo am ñu indi kenn ki kooku ñu ngi doon wax Mouhamed Tamboura kooku loxo bi moom dafa mel ni dafa yàqu yu métti parce que hélice moteur moom moo ko laal alors kooku dañ ko yóbbu mujj évacuer hôpital régional mais kii nga xam ne keneen ki gisuñu ko booy bi ñuy wax nañu ne gisuñu ko dañ mujj jël beneen gaal mu dem seeti ko mais malheureusement bi ñu demee seeti ko gisuñu ko non dañ mbëkkante ak beneen gaal accident ak mooy gaal pirogue yu mag yi moom lañ dajal ñu mbëkkante moom mu daanu ci ndox mi gisuñu ko biñ ko wëree ba sonn gisuñu ñu dellu si bi ñu xëyee ñu wax ko sapeur yi vers 7 heures bi noonu sapeur yi dem heureusement sapeur yi ñoom ñoo ko mujj gis waaw noonu daal la affaire bi demee. noo këppul dañoo mbëkkante rek. waaw moom mu daanu ñaar lañ woon bon kenn ki jot a féey dem ci màng yi bon moom gisuñu ko après nag gaal gi nga xam ne ñoo mbëkkante ak moom ñoo ko mujj ñoo mujj indi équipage bi des ñoo leen mujj indi ba fii ci tefes bu dóor yi. corps bi instant bi sapeur récupéré nañ ko yóbbu nañ ko xam naa boo moytul fa lañ ko yóbbu hôpital régional normalement. waaw quand sapeur yi daal ñoo ko récupéré. war na am ay 40 ans mbala 40 et quelque daal. Bangaanga moom waa Bangaanga la. waaw mu day am souvent mais rarement nag mais day am surtout hivernage nii moom day faral di am. waaw tout récemment rek am na benn bu amoon côté yële aussi côté Pointe Saint-Georges yooyu moom day am mais nag du c'est rare daal. mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne ñu ko nangoo ci kii di Fodé Sène mu doon indi ay seede jëmale ko ci musiba jooje nga xam ne ni nemmeeku nañ ko ni ki démb fële nga xam ni moom di ci diwaanu Ziguinchor wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi askan wu dëkkee fële ci Ñanga di benn dëkk boo xam nga nekkee fële ci diwaanu Sédhiou nelawatuñu ba yandoor li ko waral nag moo di ñàkkum kaaraange gi ñuy dund ay wuyu yu gànnaay ba fees dala ñëw fa dikk rek sonal leen witt ndimbal nag la ñuy sàkku ci kilifa yi de dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. Ñanga boo ko xam ne bi nga xamante ne dafa am frontière ak Guinée Bissau ginnaaw askan yooyu saa su la ñuy ñàkk seen mala ci li nga xamante ni mooy ay daw fépp ñooy jóge ñëw jël seen kii yóbbu ko waaye tamit jamono ji am na ñoo xamante ni dañuy taxaw ci mbedd bi di won ne ñoom ay douanier la wala ay homme de tenue lañu. bu ñu bàyyee yoon bi ñu ne ko taxaw mu taxaw rek ñu won ko fetel bi boy bi tiit ñu ne ko li nga yor indi ko ñun douanier la ñu nekk douane taanaf lañ nekk nii. lan la yoroon. moom booy bi dafa yoroon sàkkam ñaari téléphone tous écran 60 000 ak carte d'identité am ci sac bi léegi bu ñu jëlee loolu ñu ne ko delluwaat woo sa gars yi ñu ñëw ndax ñun ñu ngi leen di xaar fii léegi booy bu mu demee ci groupe bi woo ñeneen ñu ñëw balaa ñu ñëw rek fekkee ñu daw nañu ñu topp leen ba ci yoon bi bu ñu toppee boo ci yoon bi bu ñu ñëwee ba ci yoon bi gisuñu trace moto parce que xam nga yoon bi goudron bi boo ci egtee rek doo gis trace léegi bu ñu demee
bu ñu demee gars yi woo maire bi ci guddi gi. moom tax na kenn koo xamante ne mu jógee di sàmm mu daal di fetal ñi nga xamante ay policiers la ñu. bañ a taxaw muy jël jaasam di somp ko ci bopp bi booy bi gisoo fu muy daanu fii ne bu muy daanee mu fetel ko benn baal di jam ci coude genou bi fii booy bi nag riposté mu laal ko ci tànk keneen puis dafa am benn ay baay yu laal ci yaram mi léegi dañu bëgg xamal nguur gi. loolu bu mu amee ci la ne policier la. voilà léegi voilà bu mu amee moom bu mu amee bu mu daanee mu jooy après gars ñëw ñu ne xaaral ñu rey ko léegi ñu rey ko mu ne déedéet bu leen ma rey man policier la ñu ne déedéet policier du def nan la ñu xam loolu ñu prouvé la policier nga boobaa mu yëkkati bàjjam mu wënd ko policier. nga xamante ni mooy le maire de la commune de Nianga di méttatu lu mbir mi. te lu daaw ci jour tabaski à pareille heure tamit la woon benn équipe bu armée bu woon attaqué benn éleveur ñu rey ko sur place. xanaa kay Nianga léegi lu ñu bëgg a xam kan mooy kii kan mooy def lii dama bëgg au moins état bi jël en tout cas motuwaay mu mat sëkk pour vraiment identifier vraiment les délinquants vraiment ci commune bi. maa ngi ñaan en tout cas. daaw amoon na mbir yu mel ni lu ëpp ñaari téeméer ci ay mala ñàkk na ko ak benn doomu adama tamit ñàkk na ci bakkan ci lu mel noonu tax na askan yoo tamit ñu ngi ñaan nguur gi na leen jàppale ci mbir mu kaaraange seen waxuwaan gi Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. jafe-jafe yi jaaykat yi nekkee fële ca marché Untisila ci Louga di jànkonteel du yàgg dara dana doon luy wala fii naan léeboon ak léppoon mosoon na fi am ndax buñ sukkandikoo ci kilifa yi ngànk mairie bi ñu ngi tëgg ab projet boo xam ne nii lañ ci jublu moo di tabaxaat marché bi def ko bu mu dëppook jamono loolu kon ñu ngi ko xam ne ci benn ndaje mu ñu amal doxoon seen diggante commerçant yi gannaaw ba marché bi lakkee lu yàggut dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Oumar Kayre. commerçant yi nga xam ne ñoo lakkale woon ci marché central Mame Ountou Sylla bu Louga ne fi mu ne nii li jot moo di ñu daal di moderniser seen marché bi. problème ba fa nekk bari na marché bi salte na benn teguwul ci règle branchement clandestin yi dafa bari maire bi ci boppam war naa ñëw jël marché bi teg ko ci yoon ñu gas courant yi dugal ko ci miir bi fii yi nii lan traversé te yooyu rek ñooy indi jéey yi en général. gis-gis bu ni mel le conseiller municipal bi di Birahim Tall amee jiite commission Halles et Marchés. bi Sénégal amee indépendance le marché yi di dox ba léegi ak avant sax donc kon marché yooyu dafa laaj ñu defaraat ko ba nga xam ni risques yi ci doon am ci ay lakk ci tabax yi nga xam ni mën naa màbb wala muy def ay dégâts wala yu mel noonu yooyu dañuy profité war koo defar. marché bi comme ci domaine u mairie la nekk te mairie ci jëlee ay recettes nekk na lu ñu war a defaraat nekk na lu ñu war a ubbiwaat ndax amoon nañ benn projet boo xam ni sax commencé woon nañ ko bu yàgg defe naa def projet boobu la taxoon mu taxaw war nañ koo seetaat gëstu ko toogaat ak commerçant yi ak délégué yi bu ko defee ñi war a génn maire fi mu leen war a yóbbu comme recasement mu yóbbu leen fa ñu organiser waat marché yi ba mu modeste ci loolu la ñuy woo maire bi ci loolu la ñuy woo aussi commerçant yi ak délégué yi fa nekk. laataa nag ñuy àgg ci moderniser seen marché bi ñoom commerçant yi li ñu bëgg moo di ñu defaraat bërëb bi nga xam ne lakkoon na ci biir marché boobu. soxla nañ ko parce que ay jigéen la ñuy daan suñu doole mbaar mi dafa tàkk ba jeex tàkk daanu amuñu benn foo xamante ni nit ñi ñu ngi fay jaayee lu dul ci naaju tàng wii rek boo demee foofu. parce que fee ay doomi aadama ñoo fay yeewoo di fa ñëw di fa yendu suba ba ngoon di daan seen doole ay zeng ak ay ardoise yooyu yëpp danoo wóorul ñu ngi ñaan ñu ñëw kuuleel ñu ko. ci sàkkuteef yi Mor Sylla di adjoint au maire ne du yàgg dara dina am ay saafara yu nu ci indi. jamono ji ñu toll nii war na mën a yemb pour ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy moderniser marché bi loolu ñu ngi si mais li gën a jàmp nag mooy ñu xool nan la ñuy fexe ba fa nga xam ne dafay am ndox ñu defar ko muy mbaar mi. kaddu yi nag ñoo ngi ko yëkkati woon ci ab réunion boo xamante ni ay représentant maire bu Louga ñoo ko doon amal ak commerçant yi nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne seeni place dafa lakk. Oumar Kayre Louga Walfadjri. askan wa dëkkee fële ci Enampor ci Ziguinchor xamatuñu lu dund di saf li ko waral nag moo di ndoxu taw bi moo di kon daal di nërmal seen dëkkuwaay yi lee borom kër yi ci bari amatuñu fu ñu fanaan ak seen i njaboot situation bu metti moom la ñuy dund jamono ji moo tax ñu sàkku ci kilifa yi ñuy wax si dañuy dem ci diwaanu Ziguinchor fekk fa Amady Khalil Diémé. si commune bu Enampor daanaka yëf yi métti na lool si li nga xam ne loolu la taw bi provoqué si diwaan boobu nekk si département bu Ziguinchor coono bi métti na lool pour population yi nga xam ne ñoo nekk si diwaan boobu li nga dem si dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy Essil Kamabel Enampor Seleki Etama Bandial Elu Balir daanaka population yi dañoo sonn lool si ay kër yu daanu si ay kër yi nga xam ne ndox bi dugg na bi occupé ma kër gi yëpp ay provisions yi nga xam ne daanaka yàqu na bétail bi rek moo ko mën a utiliser spectacle bi daanaka dafa doy waaru si localité yooyu
yooyu nga xam ne yooyu liñ duppee morphosphère dégâts yi dafa jéggi dayoo loolu moo jaaxal population yi moo tax ki nga xam ne moom mooy adjoint chef de village bu Bakken Eyoka fali si Seleki kooku di Jano Tendeng lii lay këti si cadeau pour ñaax autorités yi ñu gestu leen. ñu ngi ci jaaxle bu réeréeréeré ñu ngi doon ñu bëgg ñu may ñu dimbale ñu ngi ñaan dimbal gouverneur nguur gi ndax mu xam naka lay def pour ñu mun a sauver wu parce que fi mu toll nii man mi fii ci dëkk bi ñëpp tout le monde est en danger kan moo may xajal pour ma dugg fa ak sama njaboot est-ce que dinaa xaj ci kër googu suñ ma xajal parce que ndox mi fi daanu ren ji gëj na fi am vers les années 72 peut-être ci suñuy papa la taw doon taw mais melul woon nii quoi mais ñun toog nañ fii tout le mois de juillet amul bés boo xamante ne taw bi tawoon ndox bu bëri rek ndox bu bëri moo tax it fi mu ne nii dañoo jaaxle. dafa daanu seen kaw sama doom yi xale yi naka laa leen di protéger ndax ñu mun a kii. kooku di Jano Tendeng nekkul moom rek moo nekk ñi nga xam ne moo loru si li nga xam ne loolu mooy taw yu bëri yi population yu bëri loru nañu si situation boobulee ndox bu bëri bi tax na ba population yi daanaka am ay travaux yi nga xam ne def nañ ko dagg yoon yi pour ndox bi mën a jàll loolu perturbé population yi wante Seydina Adama Manga mi nga xam ne kenn si ndaw yi nekk foofu si Enampor lii day yëkkati si kaddu pour expliquer lu waral justement posture boobulee. suñu kër yi ñoo ngi jëm daanu am na yoo xamante ne sax daanu nañu ba noppi moo tax fu mu toll nii kenn dematul fenn on se mobilise comme ni ngeen ñu gisee ni pour jéem a utal yoon bi pour utal ndox mi yoon moo waral nag dagg tali bi comme ni ngeen koy gisee nii. échelle de destruction bi nga xam ne taw bi moo ko engendré daanaka dafa métti lool te conséquences yi ñu ngi koy commencé dund foofu si diwaan boobu moo tax population yu Mofavi ñi ngi ñaax autorités yi pour ñu impliquer leen si benn plan spécial d'aménagement pour ñu mën a rëcc si situation boobu lii Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalilou Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm li wokk waa Enampor moo xuur yi askan nga xam ñoo dëkkee fële ci Joal Fadiouth foofu moom dara mucc fa muy kër ya di mbedd ya lépp daal ndox mi nangu maire ba Boucar Diouf profité ci tànk nemeeku yëfa Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ji dénk wàllu ndox ak assainissement doon amal daal di sàkku ci moom mu dimbali leen ci ay canalisation ndax yitte woon nañ ko lool Boucar Diouf ñu teewlu ko ci micro Thierno Daf. fanweeri at a ngi kenn gisu ko fi donc ñëpp la bett bu doon ay taw yoo xam ne day taw tey taw suba taw ginnaaw suba sax ñu mën a xam mais taw benn fan. lu mat téeméeri millimètre ak juróom-benn fukk ak ñaar loolu jéggi na dayo loolu moo tax ñun ñëpp ñu jaaxle woon ba quartier yëpp amul quartier boo xam ne fii ci Joal amuloo woon inondation pour nga taxaw fii ne keroog fii la ñu doon dawal gaal yi dafay xaw a waaw dafay xaw a yéeme mais effectivement fii ñu taxaw tey fii la ñu doon dawal gaal yi ba di fi def sax ay gaalu moteur dañu am tam benn canal boo xam ne xëy na monsieur le ministre dinañu dimbale ba ñu gën ko viabiliser gën ko rendre plus fonctionnel su ko defee am nañu yaakaar ne daal ñu ngi séntu daal ndimbal ci gouvernement bi te am nañ ci yaakaar comme ñëw na ba gis ko am nañ yaakaar ni ndimbal biñ ci séntu dinañ ko def ma bëggoon a wax rek ne ñëpp gaa délégué quartier yëpp xam nañ li xew ci quartier yi mais dañuy sant suñu borom. parce que nag dégg nañu fu mu xew feneen ay bakkan faat ci yàlla musal nañu ba amul fii ci Joal te it jëkkoon na fi am benn taw boo xam ne Fadiouth la gënoon a gaañ benn quartier lu bari yàqu fi donc ñaari calamité yooyu yëpp yàlla def na benn bakkan génn ci kon ñu ngi sant suñu borom di ñaan jàmm jooju yàlla fi sax. indi ci dem ba fële ca Parcelles Assainies ca Kër Massar kër Alaaji Paté sur cité Camille Basse pénitence ba ci Almadies 2 ca Kër Massar askanu ñoom it ña ngay fësal seen mer jëmale ko ci milliards yi nga xam ne njiital réew Macky Sall nee na daf koy def ci wàllu ko mbënd mi ñoom nee nañu soxlawuñu ay milliards li ñu bëgg mooy ndox mi ñu jëlee ko ci seen dëkkuwaay yile ba faw nag ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. problème mu ndox bi am fii ñun dañoo génn ñëw fekk leen ci kaw tali bi au moins fii gis nañ fi tali mais ci biir y a une hauteur de 1,50 m 2 mètres donc nit ñi li ñuy daj ci biir ku dugg ci biir nga koy doog a xam. non loolu du solution yi mooy HLM yi
ku ci nekk da nga dolli 300 000 pour canalisation. li ñu bëgg mooy canalisation soxlawuñu ceeb soxlawuñu diwlin canalisation parce que mënoo ñëw jël ay centaines de millions tabax ko ci ay kër suba ndox mi di ko jël 9 mois ndox jëlaat ko 9 mois ndox jëlaat ko. situation lu ñu àndal lu waral lii lekkatuñu naanatuñu nelawtuñu amuñu dara lu ñu amoon xoolal sama dàll bi démb sax damaa bëggoon lab dama àndaa ñeneen si kër gi pour ñu ne ma kaay kii ma dem bu may dem xoolal sama dàll bi nu mu mel. trop ku ko waxal ku ko waxul kii mooy suñu délégué quartier damay dégg sonn bay bëgg a dee chaque jour gis nga ci ndox mi la ñuy nekk ñun on est dañoo maar ñun dañoo sonn mënuñu chaque jour ñu promettre ñu dañoo suñu cabinet mi dañoo sonn ci di ñu jëlaat répétition lay doon su ñaata yoon ñu ko fi wax ñaata yoon ngeen fukki milliards yoo xam ne ñëw na ci dëkk bi ana si fukki milliards yi ceeb moo fi ñëw dawlin ceeb ak dawlin am na suñu kër yi suñu papa yi am nañ ceeb am nañ dawlin chaque jour ñu koy jox ñu koy lekk yaa may dégg ñun ku ñu dimbal la ñu bëgg dañoo sonn te lii moo gën a ndaw mais pourquoi pas canalisation yoo xoolal fii même pas 1 mètre nga gëmuñu ko parce que da gëmuñu ko munoo ànd ak sa Aly Ngouille Ndiaye mu ñëw fii lu ñu woo la ñu ne la woo la d'urgence nga ñëw fi 22h30 nga ñëw pour xoos ndox mi ba ndox ngay di 22h30 non dañuy nax si lañ dëkk dañuy nax suñu carte yi nag ren ñun ñëpp ñu ngi taxaw présidence moom ak Kër Massar suñu maire Kër Massar moom def fi dara Tafa Mbengue n'a rien fait Tafa na dégagé def fi dara loolu dañu dégg ku ñu dimbali lañ bëgg ci présidence bi dañoo sonn metti na suñu yaay sonn nañu xoolal Kër Massar ngay doxee ba jaxaay oto amul lu la yóbbu mais 3e mandat tu fi amee dee moo ñu ko gënal ñun waa Kër Massar. comme ma ne lenn la ñu wax tous les Sénégalais képp koo xamante am nga mbënd buñ la andilee ceeb bu ko lekk saafara moo ciy nekk soxlawuñu ceeb. mu ngoog loolu di ay kaddu yoo xam ne ñu ngi ko nangoo ci lenn ci askan nga xam ne dëkkee fële ca Kër Massar ñu des ba tey ci milliards yooyu nga xam ne njiité réew Macky Sall wax ne génne na ko fas yéene koy jagleel askan wi ngir xeex mbënd mi bu ñenn ñi rafetloo jëf ju ni mel ñeneen ñoom gisuñu lu ni mel wax ji daal lañ ne dooleel nañ ci sëkk ak barke ñoom daal li ñu bëgg mooy ku leen génne ci inondation yi ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Mamou Diaby Gassama. man li ma jaaxal mooy inondation chaque année day am. Macky Sall milliards yooyu muy génne di ko joxe ak ay yooyu ñun soxlawuñ ko ñun xam nga lañ leen soxla inondation bañ a am dëkk day avancé sénégalais yi dañoo soxla avancement ñun on est fatigué lu tax inondation di am chaque année 3 milliards yooyu ñuy wax gawuma ko li tax gawuma ko mooy chaque année ña doon inondé dañuy gën a yokk di inondé rek na jéem a lijjanti dëkk bi maanaam na indi yërmande ndimbal ak yërmande dafa am solo ci réew. déclaration Macky Sall bi xalaat bu rafet la lii day dem ci inondation bi lii dem ci population bi mais lépp rek buñ ko doxalee ci yoon dina baax trop li war a dem ci population bi bu demee ci population bañ gis ci seen bopp ñi nga xamante ne lor nañu loolu idée bi rafet la. ñaareel bi mooy aussi li nga xamante ne mooy dem ci inondation bi ñun population bi ñun ñoo ciy jàpp. parce que liggéey bi ñun ñëpp moo ci war a jàpp bu fekkee ni defal nañ ko ba ñu rafet ñu defal canal bi ba ñu rafet am na yoo xam ne dañ koy moytu am sa mbuus wala am sa yenn affaire def loolu xam nga ni doxalu ko boo koy sànni nga yóbbu ko ci mbalit mais nga ñëw ba ci benn canal nga def ko foofu loolu aussi rafetul bu yàggee day bloqué buñ ko débouché wul loolu mooy indi booy seet problème yu bëri fii loolu moo koy indi parce que canal yëpp booy seet fi mu toll nii liñ ciy génne ci mbuus ak ci suuf dafa bëri. population bi tamit maa ngi leen di joxoñ baaram tuuma parce que mënul wis rek nga ubbi sa force mu amee ne koñ ba kenn du jàll kenn du dem kenn du dikk population bi bu ñu basé wu ci Macky Sall nañ basé wu ci seen bopp jéem a góorgóorlu tuuti tamit parce que boo amee président te yërëmu la da nga koy bàyyi ak la mu yor. essentiel yi nañ ko dans la transparence parce que bu njëkk bi newoon na dañoo si affaire ndox yi 700 quelques milliards loolu leerul si bopp nit ñi waaw. ana xaalis boobu fu mu jaar kenn gisu ko waaw tey bu jóg ne joxe 10 milliards pour ça vraiment dëkk bi daal dafa doy waar waaw ñun dañuy passer xaalis bi comme ça noonu rek waaw loolu moom moo dul yoon waaw seen dara leerul waaw seen dara leerul waaw. xam ne njiité réew Macky Sall wax na ne daf koy génne jagleel ko wàllu ko mbënd mi mu ngi wéy kon di suli coow ci réew mi la Madiop Diop mi ndey ji réew bokk mel bu Grand Yoff ne dafa bàyyi ba jaan wéy muy topp di dóor ci watit wa askan wi soxla wu ñu ceeb soxla wu ñu diwlin li ñuy xaar ci moom mooy mu génne leen ci ndox mi ñuy dund Madiop Diop ñu teewlu ko ci micro Mamou Diaby Gassama. kañ la ndox mi wàcc Sénégal
mardi samedi ba mardi nit ñaa ngi ci biir ndox mi muy doog a wax ne dinaa génne 10 milliards 3 milliards pour jox ñu am ñu sinistré 7 milliards pour parents Orsec pour jàppale leen si ay matériel yéex na deuxièmement wax fi dara lu bees ku amul foo toog doo soxla loo lekk li ñuy xaar si moom mu dimbali ñu génne ndox yi si biir kër yi en tout cas à Grand Yoff ñun xaaruñu ko Grand Yoff tey kër yi am ndox yi yëpp dañu xam leen ñun ñoo leen vidé suñu bopp xaaruñu état mais li ñu xaar mooy mu jàppale ñu si ay moto pompe évacuer ndox yi des si mbedd yi ak si kër yi su dee am na Grand Yoff mais am na feneen si yeneen dëkk yi ensuite ak ay camion hydrocureur parce que kër yu bëri ay fosse la bu feesee ba pare ndox mi fosse bi day fees te fosse moo ko mën ko def sa mbedd mi hydrocureur moo ko mën a jël pour yóbbu ko loolu la ñuy xaar ci moom mais pas ay naa leen jox 3 milliards pour ñu sonn ay ceeb ak ay jun yooyu soxlawuñu ko c'est la vérité li ñu soxla tey mooy génnee sénégalais si biir ndox mi ñu nekk. gannaaw ba ñu nemee ko ak pàttiral jëmale ko ci opposition bi lay mu soxal lépp lu jëm ci tolluwaayu réew mi tey ji nag muy parti Pastef di parti bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko jiite ñoom ñëpp génn nañu kenn ku ci nekk daal yaa ngi yore say xeer di ko sànni ki nga xam moo di njiital réew Macky Sall lépp nag tukkee ci wàllu inondation yi de lu ni mel nag ana ban jàngal lañ ci mën a def Bakary Domingo Mané ab taskatu xibaar nekk kus ci wàllu politique am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci téléphone Abdou Khoudoss Diallo. boo gisee bu yeewee le matin bu yeewee yenn saa yi mu nekk de bonne humeur yenn saa mu nekk de mauvaise humeur donc peuple tamit noonu lay doxee yaa ngi dégg en communication politique dañu la koy wax il faut toujours vraiment lire entre lignes et surtout essayer de déceler l'humeur du moment donc loolu mën nañu ko comprendre que ça soit les tenants du pouvoir et disons opposition bi moo tax ñoom ñëpp dañu dem si gox bu am mbënd mi donc pour jéem a wàllu population pour wane que ñoom tamit ñu ngi méttitale n'est-ce pas mbir mi et que duñu leen bàyyi benn yoon même pare si boppam à un moment donné kenn déggutu ko ah ben maintenant su fekkee moom par rapport à mbënd mi jox na xalaatam donc il est dans son rôle en tant que parti d'opposition mais présence PDS comme ni ñu ko xamoon avant vraiment sentir ñu ko noonu quoi parce que son leader n'est pas là Karim est à l'extérieur et loolu faiblesse la n'est-ce pas pour le parti xëy na bu nekkoon fii vraiment mun na yëngal mais malheureusement il n'est pas là donc pour ñoom ay idée ay réew mi yaa ngi dégg parce que c'est vrai qu'à un moment donné nit ñi wax nañu affaire rivalité statut chef d'opposition entre PDS n'est-ce pas et réew mi mais loolu pour man voilà quoi donc mënuñu wax ne que silence idée c'est lié simplement vraiment au statut de l'opposition parce que simplement dañ ko promettre chef de l'opposition loolu mënuñu ko wax parce que am ñu firnde mais lu wartu wóor mooy statut de l'opposition ni ñu posé problème bi à la kuliyali mun na am vraiment ay fissures au sein de l'opposition débat boobu mun nañu wat n'est-ce pas à 2 ans ou bien 1 an la présidentielle de 2024 booy analyser un fait politique dañuy xool les éléments de contexte yooyu mooy tey munoo seppi munoo génne n'est-ce pas élection locale donc mais en tout cas c'est le second couteau ñoom ñu ngi wax même su fekkee à un moment donné kenn déggutu leen avec le corona et consort loolu contexte boo xam ne mun nañu ko expliquer mais dans tous les cas contexte élection locale buy ñëw mooy expliquer la frénésie n'est-ce pas des hommes politiques yoo xam ne daal ils sont au fond pour wane ne que ñoom tamit vraiment ils sont aux côtés des populations. Bakary Domingo Mané statut chef de l'opposition Ousmane Sonko xam na ne moom amul njiit ci opposition bi lee Sénégal ak fi mu toll tey ci jafe-jafe war nañoo tale leen loolu di xëccoo ay njiital opposition gannaaw loolu moom njiital parti Pastef lii ma ngay àttu njiital réew Macky Sall ngir mu xam ne 3e mandat moom du ko defee ci mim réew Ousmane Sonko ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de l'opposition avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal même caisse noire yi muy bu Moustapha Niasse muy bu Macky Sall muy bu Ousmane Tanor Dieng yooyu yëpp dañ ko war a jël dem verser ko pour régler problème mu ñi nga xam ne ñi ngi ci mbënd mi ba tey nag ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence li ñuy wax décence mooy orma warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi gémmiñam naan 3e mandat 3e sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi
kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau di wax troisième mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au-delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu 2024 il sera plus président du Sénégal mu des nag ñu war a rendre compte léeg-léeg nit ñi ñëw ay intermédiaires ak yooyu waaw il faut rassurer non rassurer wuñu kenn te négocier wuñu kenn tamit opposant bu yaakaar ni pouvoir da nga koy négocier ndax nga sa bopp pouvoir dañ koy foqati. benn bar rek ci wàllu santé ñeent fukki doomu aadama ak juróom-ñett ñëw nañu doolee ko ci limub doomu aadama yi amee wopp ji di Covid 19 ci biir Sénégal muy yóbbu lim gi léegi ci fukki junni ak ñeent yu teg téeméer ak ñaar ak juróom fukki doomu aadama yi am wopp ji fii ci biir réew mi fukki junni yu teg ñaari téeméer ñoo ci jote wér ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett jotee ñàkk seen bakkan fanweer ak ñeent ñu nga tëdd lal hôpital jamono ji ñuy sauvé ñu déglu si docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak ñett test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif ci positif yooyu ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ciy cas contact mooy ñi nga xam ne mbas mi laal na leen waaye daf fekk ñu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jógee bitim réew te duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci ñaar fukki cas communautaire yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñ fu ñu ko jëlee wala ku leen ko wàll. fanweer ak benn si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee. fanweer ak ñeent ñu nga ci réanimation kenn ñàkkul bakkanam bésu démb alarba juróom-ñeenti fan ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ni ñu ngi ko nangoo ci El Hadji Mamadou Ndiaye kon mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafaar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëyee tey xuusum Ousmane Sonko ca banlieue bu Ndakaaru ca mbënd ma ne ca Kër Massar Walf Quotidien njiital Pastef yekk na lu mel ne xeme nguuruk Macky Sall daal di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall ne dafa jalgati milliards yi waroon a jëm ci xeexum mbënd mi ay kàddoom ci Walf Quotidien moom Ousmane Sonko ne lu ñeel plan décennal 2012-2022 ak koppar yan ca jotoon a xayma te mu toll woon ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom benn fukk ak juróom Ousmane Sonko ne ci googule koppar lu tollook ñeent fukki milliards ak juróom-ñett la ci nguur gi jël ngir bëgg cee saafara jafe-jafe yi ne ci mbënd mi njiital Pastef ne ana milliards yi des ana fu mu féete ne cin bënnul fuqul yax ba ca newoon ne mes Ousmane Sonko ne alalu réew mi lu jara càmbar la lu jara gëstu la waa PDS ñoom ña ngay gëstu nguuruk Macky Sall ci bépp projet programme gu jëm ci xeexum inondation yi ba tax na mbir yi dañ ko jébaane ci assemblée nationale ngir ñu mun ci amal enquête parlementaire ay kàddoom ci Walf Quotidien Ousmane Sonko dal di ñaawlu doxalinu njiitu réew mi Macky Sall ne wonewu fii lenn lu dul cinéma ne njiitu réew mi Macky Sall dafa sàggane askan wi bàyyi leen ci coono yu metti ak ci tumuranke gu metti ci biir ndox mi njiitu réew mi Macky Sall joxul cër askan wi bëgg na ko sax première dame Marième Faye Sall ngir mu fab alalu réew mi di ko seddali ca banlieue bu Ndakaaru laata moom njiitu réew mi Macky Sall di fa teg tànkam Ousmane Sonko koy wax leneen la mu wax ci biir yéene kabi di li quotidien moom njiital Pastef fàttali na njiitu réew mi Macky Sall ne lu aju ci mbënd mi ne xel mënu ko nangu ak fu àddina toll ndax ñu ngi ci 21e siècle jafe-jafe yile waroon na ko mun a teggile askan wi ne ana juróom-ñaar fukki milliards ak juróom fukk yañ ci jotoon a xaymaal ne daañu indi saafara ci mbënd mi Ousmane Sonko ne ci yooyu le milliards ONAS fab na ca lu toll ci ñeent fukki milliards ak juróom-ñett ngir liggéeyee ko njiital Pastef dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall ci élection présidentielle 2024 yi ñuy jëm ne njiitu réew mi bu mu ci xalaat benn yoon daganaat bato askan wi bu mu gént mukk 3e mandat képp ku jëmmal candidature njiitu réew mi Macky Sall kaso nga yeeyoo lu aju ci statut de l'opposition moom Ousmane Sonko ne ci ku jëkk politique bi du nangu kenn du ko jiite jeune cabinet le quotidien lu jëm ci programme décennal bi nguur gi yëkkati lu ko dalee 2012 ba tey te war ko weel ba 2022 jeune cabinet xëy du ñu yeggee càkkuteefu Ousmane Sonko ak waa PDS Ousmane Sonko am jaaxle lool ci yooyu le milliards ne la ca ëpp dugaluñ ko fa war Ousmane Sonko ne yooyu le milliards njiitu réew mi Macky Sall jël na ko dugal ko ca Diamniadio jël ko tabaxee ko terre bi bàyyi askanu ci tumuranke gu metti ci biir ndox mi ay kàddoom ci le quotidien moom Ousmane Sonko xëy di laajte ne lii di au conseil des collectivités territoriales ana ban njëriñ la amal askan wi lu dul séminaire ak seddoo per diem ba ko ñaareel lii di conseil économique et social et environnemental ana ban njëriñ la amal askan wi lu dul séminaire ak seddoo per diem njiital Pastef ne nañu tas yile kuréel ndax coono askan wi soxalu leen yéene cabinet la soxal waa PDS bokk na ci fexe ba audité maanaam gëstu programme bi fi nguur gi tëral jëm ci xeexum mbënd yi yéene cabinet l'observateur ne neexul ba
ba neexul waaye Macky Sall doon na président gu ne ci pression saay su ne bu jógee ci bile jafe-jafe beneen feeñaat njiital Pastef moom Ousmane Sonko ci l'Observateur ne li xew ci mbënd mi jot naa feeñal doxalinu nguuruk Macky Sall ne dañ cee laaj mënuñoo saafara jafe-jafe askan wi ci biir ndox mi 24 heures ne Ousmane Sonko wax na lu ko metti ci réew mi gannaaw taxaw seetloo gëstu ga mu def ci tolluwaayu mbënd mi Ousmane Sonko ne milliards yañ ci jotoon a xaymaal ngir mun ko ca dugal nguur gi yóbbu na ko feneen fu mel ni jam ñaa joog teer bi Ousmane Sonko ne neexul ba neexul waaye njiitu réew mi Macky Sall amul gis-gis gu xóot ci réew mi te bu mu xalaat benn yoon troisième mandat réew mi quotidien ma ngoog mbënd mi daal dina yee ci saasi opposition ba doon nelaw jóg nañu fab seen dàll xuus si ndox mi Ousmane Sonko ne li xew jaaduwul askan waa ngi ci tumuranke gu metti ci biir ndox mi te nguur gi faalewu leen njiital Pastef ne na nguur gi leeralal askan wi ana fu mu dugal juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk yamu ne woon ne moom la jagleel plan décennal 2012-2022 bu dee PDS bu Abdoulaye Wade ña ngay sàkku audit maanaam ñu gëstu lépp lu aju ci koppar programme ak doxalin ba ci projet yu nguur gi yëkkati ngir xeex mbënd mi Ousmane Faye njiital Manko Wattu Sénégal ay kàddoom ci l'évidence yekk na lu mel ne xeme Ousmane Sonko moom Ousmane Faye xamal ne kii di Ousmane Sonko ab showman la gu xamul lu géej gi di riir xamul la muy def xamul li xew ci mbënd mi xamul na mu demee xamul sax ñaata milliards la ci nguur gi xayma booba léegi ci biir yéene kaa bi Ousmane Faye ne Ousmane Sonko mile noppee ko war ndax doonatul njiital parti moom Ousmane Sonko jéebaanekat la Ousmane Faye ay wax njiital Manko Wattu Sénégal rek news ne mbënd mi nekkat ne jonn tax na way politique yi kenn ku ne ma ngay àddu ñu ne ci biir ndox mi dànkaafu leen ne soxlawuñu politique waaye ku jóg saafara seen jafe-jafe doon lu leen yitteel te ndimbal boo cay joxe na doon ci sutura bu ñu sukkandikoo ci Bassirou Fall di professeur de lettres modernes te yeewoo ca banlieue bu Ndakaaru ne laaj bi jara samp mooy ana way politique yi lu leen yëkkati Bassirou Fall ne bu ñu jël mukk coono askan wi ci biir ndox mi bëgg cee laxas politique yéene kaa bi di Vox Populi ne Ousmane Sonko àdduna ci wàllu politique dànkaafu na njiitu réew mi Macky Sall Ousmane Sonko ne troisième mandat du fi amee moom njiital Pastef ne am na fu ñuy yegg la xewoon 2011 lu ko raw mun na fee am bu fekkee ne njiitu réew mi Macky Sall pare na ngir dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko ne buñ ca yeggee na askan wi jóg ne déet njiitu réew mi Macky Sall warta xalaat warta gént faluwaat ci boppu réew mi Ousmane Sonko dem na sax ba dànkaafu ay jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall ne képp ku yëkkati kàddoom jëmale ko ci troisième mandat jàppal ne sa place du fenn fu dul kaso Ousmane Sonko ne baatu troisième rek kaso la yéene kabri sur quotidien opposition bi ànduñu benn yoon ci ñu boole élection législative yi ñu jëm ak élection présidentielle 2024 daal dinañu fëgg ci taabal ja ñoom opposition bi ne élection législative nañ ko amal ci atum 2022 te bañ koo tuxal yéene kabri Dakar Times ne Sénégal a ngi bëgg a sóobu ci guddi gu bër setagul ci wàllu koom bu ñu sukkandikoo ci FMI mi fàttali ne diggante 2013 ba 2019 taux de croissance bu Sénégal mu ngi toll woon ci 6,6% tey ci jamono ji ñu toll réewum Sénégal mu ngi ci 1% maanaam taux de croissance am suufee na lool las ne lu jëm ci wàccaayu màggalu Tuuba ak matuwaay yañ ca jël ci atum ren ji bu ñu sukkandikoo ci daayira Muxaddamatul Xidma mi wax ne jël nañu matuwaay ya ca war ba bu ñu yeggee ca màggal ga lu toll ci juróomi téeméeri doomi aadama daañu doxantu ca biir Tuuba ngir xool askan wi ndax matale nañu digle waa kër docteur am déet maanaam ndax sàmmonte nañu fagaru gañu laaj ci xeexum coronavirus bi las ne lu aju ci màggal gi comité d'organisation ba àdduna ci xamle ne atum ren ji plateau télévisé du am ca màggal gi yéene kaa bi di suñu lamb xëy géewal Balla Gaye 2 ma ngay fàttaliku ne lu aju ci carrière am maanaam ci jaar-jaaram ci lamb ñaari kombaam yile du ko fàtte ba mukk bokk na ci kombaam digganteem ak Eumeu Sène mi ko daanaat ba ko ñaareel kombaam ak Bombardier mi ko xañ roi des arènes. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi lii moo doonoon li flusé woon ci wàllu xibaar ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xarale gi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye ci kaddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba ñu leen di ñaanal mucc gu sax ti ànd xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal ñu yendoog jàmm